asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci waxtu yu mujj yi tàngoon na loolu fële ca diwaanu Ndar Géej benn nit moom moo faatu ci benn braquage bu doon am ci ab station service bu nekk foofule ki faatu nag ñu ne mi ngi bokk ci ñu doon amal cong googule ginnaaw ay weccante sox ak waa gendarmerie ca Saint-Louis ca boppam it étudiant université Gaston Berger dañoo xëy tey di manifester bëgg ñu fay leen seeni bourse ci diir bu yàgg sax daal dinañuy gàllankooral dem beek dikk bi ci pegg boobule. ngir ne ànduñu ak yokkute gi ñu nar a amal ci njëgu courant yi am na ab mouvement citoyen bu juddu ca Kaolack mi ngi tudd sunu courant kenn du ko yokk ñu ne dinañ amal ay manifestation yu bëree bëri te du ànd ak fitna ña ca bokk nag jàpp ni état bu Sénégal xaarul sax décembre ngir yokk courant yi ndax ñoom gis nañ ko ba noppi ci seeni facture beneen ponk ci xibaar yi muy nappkat yi ñu woo leen ñoom ñëpp ñu booloo doon benn ngir xeex seenub moomeel ña nekkee fële ca Fass Boye ak ca Mbour daje nañu foofee ca Fass Boye bokk na ci ponk yi ñu waxtaanee it bateau yi bàyyee ko biti réew ñëw di saax-saaxee géej gi yenn saay sax di yàq seeni matériel. wàllum tàggat yaram ak Ligue des champions fële ca Europe xam nañu affiche 8e de finale yi bokk na ci match yi ñëpp di xaar Dortmund PSG Real Madrid ak Manchester City Naples ak FC Barcelone mu di ay ndaje yu ñu nar a amal fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février loolee lépp tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek diwaanu Ndar Géej foofee benn nit moo ñàkk bakkenam mi ngi tolloon ci ñaar fukki at ak ñaar ñu ne bokk na ci benn groupe Samba Boy bu demoon doon songu station service EDK ba soriwul université Gaston Berger moom mu ñàkk bakkenam nag ginnaaw ay jokkalante sox diggante ñoom ak gendarmerie am na it nit ku ca gaañu dañuy dem ba Ndar fekk ji fa Ousseynou Diop Ousseynou maa ngi lay nuyu. Ousseynou Diop am ay jafe-jafe ngir jokkoo ak moom foofee ca diwaanu Ndar foofee ba léegi rek nañ ko waxee sànq université Gaston Berger tamit étudiants yi dañoo xëy tey jilee doon manifester doxum ñaxtu bloqué ab diir sax circulation bi foofule ndax kon dañoo bëgg ñu fay leen seen bourse dañoo jàpp ni lu toll ci fukk ak ñeenti junni étudiants yi nekk foofule daanaka benn junni ak juróom-ñetti téeméer képp la ñu fayagum seen xaalis ci ab diir bu yàgg sax nag dañoo bloqué circulation bi ñoom ñooñu lee Ousseynou Diop moo ñu teewal ca diwaanu Ndar moom tamit kon ba léegi rek mënoonoo fexe ba jokkoo ak moom ca Ndar boobule la ñuy desandi ak benn accident de la circulation bu fa am ca boori Rawo diggante Rawo ak Gandon foofeet benn doomu aadama moo ca faatu Ousseynou Diop. Ousseynou dafa daggaat di jéggalu bu baax a baax du ñàkk kon dinañ ci àndaat ak moom ci kanam tuuti dañuy wëyal xibaar yi wax ci chambre criminelle session ba fële ca diwaanu Kaolack tey jële lay door lu toll ci fukki affaire ak ñaar moom la ñu fa nar a àtte fukki nit ak juróom la ñu nar a oo ngir ñu ñëw wax bokk na ci mbir yooyu le kon ay nit ñoo xam ne dañ leen a faat wàllum sàcc ak trafic chanvre indien maanaam sinébar dañuy dem ca Kaolack ànd ci ak Ibrahima Diame Fally Gueye li ko dalee fukki fan ak juróom benn ba ñaar fukki fan ci weeru décembre bile tribunal grande instance bu Kaolack war na sëgg ci audience chambre criminelle yi ñu tuumal ne dañu def ay crime donc war nañ justifié wu ci kanamu juge bi lu mat ñeenti fan accusé yi ñu ngi toll ci fukk ak juróom ñu leen di xaar ci baar bi bokk na liñ leen di tuumal moo di meurtre trafic de chanvre indien vol en réunion association de malfaiteurs maanaam dajaloo def lu ñaaw loolu mooy menu audience bile Braham Sow ak Abdourahmane Dieng ñoom di tuumal wàllu meurtre maanaam rey doomu aadama ñu leen di xaar kon ku njëkk ki ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre keneen ki ci ñaar fukki fan ñu war a comparaître janook lii di tribunal altine bi le 16 décembre maanaam fukki fan ak juróom-benn ki ñuy tuddee Omar Dem moom mooy ubbi yëf yi taxaw ci baar bi ñu ngi koy tuumal ne moom dafa dóor doomu aadama ba mu ñàkk bakkanam waaye fas yéenewul woon def li ni mel ñi ci topp ci même bés bi moo di Ousseynou Samb ak Sunana Dëmb ñoom it kenn ki ñu ngi koy tuumal trafic
trafic intérieur de drogue ci ëllëg sa nag deuxième jour audience bi di 17 décembre ki ñuy duppee Braham Sow moom mooy jël relais bi ñu ngi koy accusé tamit. Ibrahima Diame dañuy desandi foofee ca Kaolack ak yokkute bi ñu nar a amal ci njëgu courant yi ginnaaw manifestation bi am aljuma ji weesu ci Ndakaaru foofee ca Kaolack am na mouvement citoyen bu ñu fa sos mi ngi tudd sunu courant kenn du ko yokku ñu ne ci bés yi di ñëw nag dinañ génn ci mbedd mi doxu ñaxtu wax nguur gi mu deltu ginnaaw ci dogal boobule te ñoom li ñu gis sax mooy nee nañu courant bi xaaruñu ba décembre daal di koy yokk ndax facture yi ñu mujjee am daanaka ku ci doon fay fukki junni sa facture dañ ko ful ñaari yoon Sidi Ball yàlla moom mooy coordonnateur bu mouvement citoyen bi ay kàddoom Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoo ko taataan. Sénégal il est temps ñu jug ñun nag tey Sénégal il est temps ñu taxaw parce que tey da ngay xool tey gi nii courant bi suñ ko tey xool yokkee dañoo war a yokk tey solde yi dañoo war a yombal tey mais tey gi nii courant bi cher na cher boo xamante ni am na sama benn xarit boo xamante ni moom facture 400 000 lañ ko jox am na sama benn xarit boo xam ne Jakarta lay dawal facture 150 000 lañ ko jox fii si koñ bi kër gu ma dugg ay factures yi 52 000 150 000 150 000 ba kañ il est temps ñun askan bi ñu jug parce que tey gis ngeen lu xewoon Dakar def nañ marche boo xamante ni pacifique Kaolack nag dañoo pare ñu léegi nag ñu ngi leen di alerter dinañ organiser ay marche pacifiquement fii si Kaolack nangaan ñi xam ne waa Kaolack ay bañkat lañ Kaolack xamuñ yoon bu ñuy jaaree mais incha allah rabi Kaolack nangaan yëpp dinañ génn su fekkee tey gi nii président Macky Sall delul ginnaaw. ñii tamit jàpp nañ ni yokkute gi tàmbali nañ koo yëg ba noppi muy tailleur yi nekk fële ca diwaanu Thiès rawatina ca marché central ba ñu ne nanguwuñu benn yoon ñuy doxal yokkute boobule ñu yëkkati kàddu yooyu ci ab assemblée générale bu ñu doon amal ca marché central ba Beydi Mbaye moom moo yore seen kàddu ci micro Cheikh Anta Diop ak say laatiya. actuellement metti na te dañoo rus am lu ñu bett lool lu toll ni fin d'année ci année boo xam ne dañoo wax naa année sociale. ñu foogoon ni suñu ñëwee ba période bi ñu naan Sénégal am na pétrole am na gaz dañuy wàññi li nga xam ne moom la ñuy utiliser si ko soxla mais suñu matière première bi nga xam ne ñun moom la ñuy gën a soxla ñun ngi artisan yi di courant ñu yokkal ñu ko dafa métti si ñun trop tool ni atelier yëpp tëj nañu suñu entreprise yi ñu ngi tëj ñu ngi jeex waaw sonn nañ si trop ñii ngi dugg si gaal yi di dem ñii ngi jël ay jakarta jaaxle nañu ndax it relève lañ dul am suñu demee fii ak 5 ans duñu am kenn kuy ñawal te loolu du yoon dañoo war a taxaw xeex ko mu jóge fi li ko waral du lenn lu dul ñàkk courant bi am na mais dafa cher nañ ñu ko wàññil fii marché central plus de 300 entreprises ñu ngi plus de 300 ñu ngi si marché bi tous les 2 mois nga gis ku ñu atelier bu tëj 2 mois ñu ne ñu tëj benn atelier tëj ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd par détail ñoo gën a sonn da ngay gis ku xëy toog place am du liggéey soo ne ko lan la mun la am naa ñëw mais aw ma courant li ñuy ñaan daal ki nga xam ne mooy président ñu ngi koy ñaan ne ko moom moo njabootam lañu te mooy ay emploi la bëgg ci réew mi pour mu am ay emploi nag ñi nga xam ne ay entrepreneur lañu da leen a war a jàppale ngir li ñu bëgg ñu am ko. dañuy dellu Ndar ca braquage ba am ca station EDK bu soriwul université Gaston Berger ba ñu ne benn doomu aadama faatu na ca mu bokkoon ca ñëwoon di def lu ni mel Ousseynou Diop maa ngi lay nuyu. waaw ndax mën nañu am xibaar yu mujj ñeel braquage boobu. rek noonu la mbir yi xam nga démb la am ci booru 3 heures du matin juróom-ñeent ci ay ñoo xamante ne ay defatu ñaawteef lañ ñoo sangoon station. allo Ousseynou Diop allo Ousseynou Diop ba léegi dafa am ay jafe-jafe dégguñu ko ci wàllum liaison téléphonique boobule di jéggalu bu baax a baax ñuy wëy rek ba léegi ci xibaar yi wax ci ñu dëkkee fële ca pegg décharge bu Mbëbës ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu toxal décharge boobule wanewaat nañu ko samedi bi la weesu ci benn doxu ñaxtu buñ doon amal ñoom nag gis nañu ni lépp lu ñuy dund ci ay jafe-jafe décharge bi moo ko waral lu ci mel ni ci wàllum wér-gi-yaram ak ci wàllum ñàkk kaaraange Mamadou Fall moom mooy coordonnateur mouvement bañ fa taxawal di Mbëbës dafa doy ay kàddoom ci micro Salif Sow ak Malick Diop.
dañoo daje fii def li nga xamante ni moom mooy acte 1 les populations de Malika Kër Massar Tivaouane Peulh Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud Mbao et environ ñoom ñoo daje tey fii nii pour wane ne mbëbës daf ñu sonal mënatuñoo dund ak mbëbës décharge mbëbës 1968 la fi nekkoon te jamono yi mu fi nekk état bi fi nekkoon dafa loolu tubaab naan étude impact environnemental léegi décharge baa ngi màgg nit ñi jege nañ décharge bi nit ñi sonn nañ décharge bi am na problème yu bëri mi ngi muy causé lu demee ni problème mu santé tey xale yu ndaw yuy juddu tey bépp jigéen bu fi wan sa premier lor da nga koy ñàkk kon boog état du Sénégal promesse yi nga xamante ni mi ngi koy tenir li nga xamante ni mi ngi koy jël du demee ci COP yi na ko respecté na tëj mbëbës ndaxte mbëbës mënatuñoo dund ak moom encore une fois nit di dund ak mbalit li ñuy laaj moom mooy gor ca wax ja décret présidentiel lañ génne woon en 2011 ne mbëbës tey tëj kon état du Sénégal monsieur le président de la République tëjal mbëbës ci nii wala ñun ñu tëj ko ci nee. daanaka lu ni mel ñenn ñu dëkk fële Ndar tamit di ñaaw lu muy ay village yu soriwul dara centre d'enfouissement technique ñoom sax mbëbës biis lañ koy woowee ñoom it jafe-jafe yu ni mel la ñuy dund ay élus locaux yu fa demoon xool foofee ni mu mel ak askan wi seen i ñaxtu nag ci lañ ko yëkkatiwaat ni ay kaddu ni ay jàmbat élus locaux yooyu joxe seen kaddu ne dinañ def seen kéem kattan ngir ñu xoolaat foofee na mu mel ak naka lañ koy lijjantee ca diwaanu Ndar géej Ousseynou Diop Habib Seck. centre d'enfouissement technique bu Ndar ñu daal koy amal ci commune bu Gandon nii la mel fii nag bépp mbalit ci commune bi fi lañ koy indi mu doon melokaan boo xamante ni jéggi na dayoom tax sax élus locaux yi nekk ci gox bile demoon nemmeeku jiko seen gis-gis mooy lii force mu dañ ndaxte bokk na ci lii lor askan wi. donc fu neex waay tour léeg-léeg mbalit bi dafay dem ba ci goudron bi commune bi mooy intervenir pour que ñu dugalaat ko donc ak yeneen donc gàllankoor yi ci nit ñi wax loolu moo am maladie yeeg li nga xam ne mooy affecté population yi dañ koy vivre chaque jour village yi nga xam ne fa la ngelaw li jëm wa fa la weñ yi jëm dañuy ñëw di ñaxtu. ci kàddu ki fi teewaloon maire bu Paal juróomi commune yi nekk ci département bu Ndar dañu gën a war a boole seeni doole. dépôt bi centre d'enfouissement bi alors sa yaram dina daw parce que lii man yaakaaroon naa ni mbalit mi melul nii alors donc kii problème bu nga xam ne ñun ñëpp. waxuma commune Saint-Louis rek bi nga xam ne xëy na moo ko initié mais intercommunalité bi daf ci war a jóg xool nan la ñuy mënee ñun ñëpp àndandoo xool nan lañ koy résoudre. bu njëkk nag centre d'enfouissement technique du lii moo doon ëmmam xalaat bi moo doon ñu teg ko ci yoon ba mu mën a jël bépp mbali bu nekk ci dëkk bi waaye nag ñàkkub qualification bu wóor moo tax jafe-jafe yi la mën a am. donc li ñu ci jublu woon moo doon loolu gérer rationnellement déchets ba fa xam ni ku ñëw fii daa xam ne fii dëgg-dëgg nit ñi fi nekk xarañ nañu wut nañu ay pexe seen ay mbalit loolu moo doon objectif bi mais malheureusement bu ñu doxalee tuuti dañu gis ni si doxalin yi affaire bi doxul. commune bu Ndar Paal Gandiol Fass ak Raw ñoo boole seen doole ngir xeex lu ni mel centre d'enfouissement technique bi sax ñu daat koy duppee ñaareelu mbëbës bu Sénégal li fi am doy na waar ndaxte ay jafe-jafe yu rëy lay indil askan wi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkkaan yu ko wër. jërëjëf Ousseynou Diop ñi bokk ci comité local pêche artisanale ñoom nag daje nañu ca diwaanu Fass Boye région bu Thiès ngir waxtaanee ci seen i jafe-jafe bokk na ñi fa nekkoon nappkat yi bàyyeeku Mbuur te semaine bële weesoo sax weesu amoon ay xeexoo ak réeroo ci seen biir waaye ñoom dañ leen a woo ñu booloo nekk benn ndax am na lu leen yitteel lu ñu war a bokk xeex ko muy bateau yi bàyyeekoo biti réew ñëw ci waaxu Sénégal yi jël lépp lu fi baax yóbbu ko yenn saay sax dañuy yàq seen i matériel muy gaal mbaal wala leneen lu ni mel Cheikh Anta Diop say laatiir ca Fass Boye. jàmmaarloo yi nga xamante ne amoon na ci diggante nappkat yi nekk ci Mbour ak waa Fass Boye fële ca Mbour taxoon nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ëmb CLPA yi nekk ci Sénégal doon ci dox tànk jàmm dikkoon fii ci Fass Boye dajeek mool yi waxtaani seen biir juboo nappkat yépp nekk benn. jël yi moo bëreetul nappkat yi bëri ñi dëkk dañuy foog ni ñoo moom la fa nekk gan yi ñu leen di jéem a teg ay conditions. si sunu wàll lañ ca war a def mooy régulariser ba ñëpp mën a tolloo ci Sénégal gi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te mën nañu ko ku nekk mën a napp normalement te coow du am waa Fass Boye ànd nañ ci dañu yàkkamti woon sax déglu ñu ñun ba ñu indi leen la ñu waxtaane ñu wax leen tamit lu dal xel ñu ànd si kontaan si loolu trop kon mun naa wax ni diggante Fass Boye Tëngéej ak Mbuur jàmm moo ci am. yàqu-yàqu yu mag yi nga xamante ne bés yi ñu génn nag bateau yi jóge bitim réew nag defoon nañ ko ci Fass Boye ñoom it naqarlu nañ ko lool di sàkku nag ñu jël ciy pexe. yàqal fi ay nit agressé leen dagg seen matériel yóbbu ko waa ñetti bateau naka la mën a ñëwee Sénégal dugg foofu ba agsi si digg bi ñëw bay waaj a teer
Fass Boy mënuñu leen a jàpp ñu daw rëccaat dellu mais nañu wax bato yooyu est-ce que dañ doon ut si jën. ñi nga xamante ne ñoom ñooy nappkat yi ñu ngi sàkku ci jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu napp gi mu dikki fii ci Fass Boy ngir càmbar mbir mi. jëwriñ bi li ñu bëgg mooy mu gaawantu ñëw Fass Boy lii ñu def nii moom moo ko waroon def. lu toll ci ñetti waxtu nappkat yi mool yeeg jaaykatu jën yi ñoom ñëpp waxtaan nañ seen biir gindiku di sàkku nag ci jëwriñ ji mu amal waxtaan wu yaatu woo xamante ne képp kuy nappkat ci réew mi de daa ci mën a dugal sa kàddu ngir ñu xool napp gi naka lañ koy tege ci yoon. fexe ba sàmm alam gi la ñuy waxtaanee ñii di ay chercheurs wala conservateurs parcs nationaux yi maanaam ñi ñu ko dénk ngir ñu koy xool di ko wattu ñoom naka ñu leen di tàggat ngir ñu gën a xool naka la ñuy sàmmee lii di mangrove bi ab benn tàggat ci diirub fukki fan fële ca Nangaan Sambu ca région bu Fatick ñu ko sookee di organisation boobee ñuy duppee Wetlands International Afrique andi ceeg université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. rawatina ci contexte bi ñuy waxee exploitation pétrole ak gaz. li ko waral nag mooy mangrove dafa nekk loo xam ni daf ñuy aar ci douche yu mag yi di aar aussi suñu ba pare dafa nekk aussi bërëb yoo xam ni dañ fay jëlee njëriñ yu bari mangrove fa la jën yu ndaw li fa la ñuy làqatu ba am doole côté boo ko laalee rek njëriñ la moo tax nañ fexe ba ñi nga xam ne ñooy gérer mangrove bi ci terrain bi. ñu gën leen a jàppale yokk seen xam-xam. gis nañ tamit ni exploitation pétrole bi ngay dégg Sangomar offshore 100 kilomètres ci biir la donc loolu yëpp dina am impact ci mangrove bi donc war nañ jàngat loolu ba nga xam ni du yàq dara ci nekkinu mangrove bi. cours boobee nag waa Wetlands ñu ngi koy joxe ànd ci ak waa université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur Alioune Kane moom nag mi ngi rafetlu bu baax a baax initiative bi nga xam ne moom la Wetlands jël. ñu nag université dañuy ñëw jàppale leen. ndax ay étudiants wala même seen professionnels yi jéem a yaatal gëstu bi pour ñu gën a xam gi pour suñ dee def développement ñu préserver bu baax tefes gi et kii gàncax gi nag gi ñuy wax mangi dafa am importance lool ci tefes gi te loolu moom il faut que ñu préserver ko. xam-xam bi nga xam ne nag moom la ñu jëlee ci formation bi dana tax ba participants yi gën a mën a protéger li nga xam ni moom moo di aire marine protégée yi. ñu ngi nekk en contact avec ak mangrove bi donc xam-xam boobu lu yokkute la ci suñu liggéey yokkute la ci li nga xamante ne moom lañ xamoon mais yokkute la aussi ci li nga xamante ne ñun moom lañ war a yóbbu ak population yi nga xamante ne ñun lañ liggéeyal pour mën a préserver li nga xamante ne mooy environnement de mangrove. Wetlands International bii lee yoon mooy ñaari yoon ñuy organiser formation yu ni mel. ci wàllum wér-gi-yaram Koungheul foofee nag bërëb bu fajukaay yu bëri dañoo am ay jafe-jafe li ko waral mooy lii di CMU di couverture maladie universelle ak benn mutuelle bu nekk foofulee dañ leen a amal koppar gu takkoo takku ci xayma ëpp na sax ñetti téeméeri million ba tax na ay nit ñu bëree bëri bu ñu waree faju ji dañuy jéggi dem ba Gambie ngir uti ji foofulee ay garab. Mamat Gaye moom moo bokk kon foofee ca comité de développement sanitaire ba moom mooy woo kon kilifa yi ñu jël ci ay matukaay ci nu mu gën a gaawee nekk ca poste de santé bu Fass Cekkeen dañ koy déglu ci micro Mar Ndiaye. xam nga bu fekkee ne nga xam ne dañoo nekk ay CDS ñu ne ñu léegi nañ yore poste yi di ko doxal te léegi la nga xam ne mooy koppar yi nga xam ne moom lañ ko war a doxalee nekku fa vraiment day métti problème bi nag loolu la comme ni mu ko waxee noonu la demee su fekkee ne dañoo jël idam li nga xam ne bi mu ñu gëjee fay ak léegi premier trimestre 2017 ba léegi amul benn dërëm boo xam ne CMI bi fay na ko. loolu bu ñu ko xaymaa ci xaalis dafa war a nekk 207 millions 387 mille 400 maanaam ñaar téeméeri millions ak juróom-ñaari millions yu teg yoo xam ne ni département Koungheul moom la ko CMI bi war a fay te fayagu ko dañoo jël idam bi ñoom ñu ngi war a fay 136 millions fukki weer ak benn yi maanaam téeméeri millions fanweeri millions ak juróom-benn buñ boolantee lépp dafay war a nekk ñetti téeméeri millions ak ñeent fukki millions ak ñeenti millions yu teg pour patients yi nga xam ne ñu ngi ñëw di faju si luñ leen fajee sax problème la ba ñuy wëlbatiku di fa jógee di dem Gambie di fa faju ji te vraiment loolu métti na loolu doonul loo xam ne baax na ci politique gu Macky Sall bi léegi nag moo taxoon tey ñu taxaw ngir fësal lii wan président ne ko na jàppale surtout département Koungheul rawatina CDS bi nga xam ne moo fi nekk ñu mën a fexe ba jot suñuy koppar ngir li nga xam ne moo ñu war ci poste yi ñu mun koo def waaw fekk amuñu solution nag ñu ngi ci toujours.
wutali ji bët saalumu réew mi foofee nag xalif général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour moom moo fa amaloon ab gan daal dinay inauguré foofule ay jumtukaay yu bëri waaye liñ ca gën a mën a jàpp mooy fa mu nekkoon ñaan ngir Sénégal jàmm sax fi dàkk dañuy dem Ziguinchor fekk ji fa Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. yoonu géej la xalif général kullu Tijaan jël ngir yegg ci Casamance njaboot gi teertu ci port bu Ziguinchor laata cortège Serigne Ababacar Sy di dugg ci capitale bët Saloum réew mi. mën nañ jàpp ne programme bu chargé la am ndaxte Serigne Ababacar Sy dafa daal di inauguré bii poste de santé bi ñu jagleel Chérif Boubacar Aïdara te nekk ci quartier bu Santhiaba bi mu fa jógee mu dem ci station rajo bii nekk ci Ziguinchor si la daal di inauguré studio El Hadj Samba Gakou mi nekkoon adjoint au maire waaye nag xaritu benn bakkan ci xalif général des Tidiane. Serigne Ababacar Sy inauguré it espace bii ñu jagleel Serigne Mansour Sy borom daara ji bi mu yegsee si jàkkay Chérif Boubacar Aïdara ay jàng lañ ko tertu bil alami wa alil muhtadin al khiratil qura mal muhtani siratil muhtari wal qadam si jàkk ji la xalif général des Tidiane daal di yëkkati kaddu. yàlla def jàmm ci réew wax leen amiin yàlla def jàmm ci réew mi itam monsieur le maire di nuyu nag bu baax monsieur le maire ndax léegi rek ni mu ñu teeroo moom teraanga ju rëy la Sëñ Bakar ne teraanga ju rëy la lu suuli woon mu sulli ko mooy tudde centre de santé bi Chérif Boubacar. jàpp ni fépp fu mu taxawan di xalif général des Tidiane ñaanal na askanu Ziguinchor. lu soriwul foofulee di Gambie foofee dafa am ab doxu ñaxtu bu ñu waroon a amal tey jile muy ab organisation bu tuppee seen bopp 3 years jot na ñoom nag dañoo bëgg wax kii di Adama Barrow mu wàccoo ak li mu digaale woon maanaam bu defee ñetti at ba noppi daf fay amal élection présidentielle dañuy dem ca Banjul fekk ji fa correspondant bu rajo Futur Média Wuri Diallo Wuri ñu ngi lay nuyu. waaw fay naa la soxna Nath. waaw Wuri manifestation boobu jot naa am déet. mu ngi am ci tool yi. mi ngi am jamono ji. jamono ji léegi mu ngi am. waaw ndax mën nga dellu si Wuri tuuti ci li waral manifestation bi ak ñan ñoo ko sooke ay parti politique lañ wala mbootaay société civile bi. maanaam mën nañu rek waa mbootaay société parce que mouvement bi 3 years jot na la ci lëkk bi am na ci nag ay parti politique yu ci dugg waaye ñoom gis ko nangu di nangu ne carrément lii nii politique maanaam suñu parti yi ñoo pousse ko ak lii nii am dañu mën a jàpp rek mooy que ni mouvement bi di ko fondé maanaam di ko samp mu ngi toog fële ci États-Unis waaw léegi nag voilà ñu bëri gis ci seen bopp moo tax tey ñu ñëw manifester ne dañuy am mémorandum bi ci jox nguur gi pour ñu pousse ko mu mën a respecter lii di promesse am bu mu defoon en 2016 maanaam ñetti at rek ñu daal di amal élection léegi nag loolu la ñuy fàttali Adama Barrow xool nag ndax dina ko mën a nam. Fouri Diallo correspondant rajo Futur Média ca Banjul dañuy woy ba léegi wax ci coow wala bokk sax nag waxtaan ci ñeenteelu session extraordinaire conférence chef d'État yi jiite G5 Sahel mu di Burkina Faso Tchad Mauritanie Mali Niger ñoom kon doon waxtaanee ci wàllum terrorisme ñii di jiitu réew yi nag jàpp nañu ni communauté internationale bi faaw mu dugal loxoom bu baax a baax ci xeex terrorisme ndax duñu xam fu muy mujjee yëf yi dafay law képp. Alioune Tine moom mi taxawal Afrikajom Center gis nag ni li ñu taxawal jamono ji doxul faaw ñu gën ko dolli ngir mën a xeex terrorisme boobule. wàllum tàggat yaram la ñuy woy ak niñ ko doon waxee sànq ci Ligue des champions fële ca Europe 8e de finale affiche yi xam nañ ko Dortmund moo nar a jàkkaarloo ak Paris Saint-Germain ni ngeen ko timee noonu Real Madrid Manchester City lii di Atalanta moom Valence lay jàkkaarlool Atlético Liverpool Chelsea Bayern Lyon Juventus Tottenham Leipzig Naples FC Barcelone Naples nag bu Kalidou Koulibaly jàppale ni ci ndaje boobule du ca bokk ndax dafa am gaañu ndaje yi ñu ngi ko jàpp 18 ak 19 février 2020 ci phase aller yi lay doon dañuy dalal léegi Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëyee tey. jërë ngeen jëf aji màkk ak 2016 gi bari nañ jubla nga kii ñu xubal yu ci am
ubbi l'observateur li ñu naan fonds d'avance à l'égalité du pèlerinage 2016 bi enquête ba ñu ca def la nekk ca rapport ba yéenekaay bi nee nañu dara ci rafetul rapport bi wax na ne délégation générale bi ñu dénk aji Makka gi te Abdoul Aziz Kébé jiite ko def nañu ay njuuj njaaj yu rëy jalgati nañu code des marchés publics bi def ay surfacturation yu dul jeex lijjanti seeni certificat de service yu baaxul gidd yi ñu ne moom la ñu recruté woon boole leen leen ak ujaaj yi ngir ñu leen di toppatoo ca Makkatal Mukarram gidd yooyee anam ya ñu leen recruté tey na xel yu bari leneen lu yëm vérificateur yi moo di gis nañu ne 2016 délégation générale au pèlerinage dépensé nañu 7 millions ci njëndum carburant te li tax loolee di neex a gëm moo di ca délégation générale au pèlerinage bi ñaari wata ñoo fa am léegi nag parc automobile boo xam ne ñaari wata kese ñoo ca nekk ñaari wata nan la ñu mën a consommer 11700 litres yi carburant courant bi ñu yokk ak njëgam ci réew mi ci la journal Les Échos xëy bind na Senelec mi ko def askan wi yàq nañu ko musiba ak mbelengaan Mouhamadou Makhtar Cissé mi fi jiite woon jamono këru courant gii di Senelec moom it démbam dab na ko imam Ndiour ni ñu ci nekaay bi li am ba des daal moo di gaañ pasare nañu àlal réew mi bu nuppi bëgguñoo cotiser loo Khoureychi Thiam ne waa Les Échos dogalub yokk courant boobee dogalub dof la ñi ko jël ay nit la ñu yutale te amul benn doomu Sénégal bu ci ànd ak ñoom dañoo noppi nag toog ne tekk di leen seetaan léegi nag bala yëfi déppi loxo li gën mooy ñu ajandi dogal bi ba jëmmi jamono Moustapha Diakhaté mel ne ku naan ko ci journal bi kon dafa yomb dogalub yokk courant bi ñi ko jël nañu ko delloo fa ñu ko jële woon ñu jël source waa fekkaat ko ci xët bu njëkk ma moom Moustapha Diakhaté mu fay wax naan askanu Sénégal fàlluñu Macky Sall ngir muy xool luy neex waa FMI di ca dox dañu ko fal ngir mu saafara tawati askan wi mu ne li lay wan ne dogalub yokku courant bi tojul fenn moo di ba léegi amul kenn ku bokk ci suñu parti mu di APR wala ku bokk ci coalition bi ku taxaw naan mi ngi défendre yokku gi Moustapha Diakhaté ne bu ñu ci jëlul ay matuwaay dellu ci ginnaaw li mu nar a jur moo di askan wi yëpp jug àndandoo bañandoo ko te bu boobaa fipp gi dafay gën a yaatu li xas yaatu ba ku nekk jote ci mooy coow lu rëy li am ci biir APR yëral xët mu njëkku Le Quotidien débat ak i dégâts la ci journal bi gis Momar Thiam ne woon jamono kuy xelal Abdoulaye Wade ci wàllu communication ni ñu ci biir journal bi xaxarante gi Yakham Mbaye ak Moustapha Cissé Lo nekkee mi ngi yàqal bu baax a baax président Macky Sall dafay dem sax ba nëbbu li muy liggéey ci réew mi porte-parole adjoint bu APR di honorable député Abdou Mbow ni ñu ci nekkaay bi léegi lépp jeex président Macky Sall dana dakkal lépp Vox Populi mel ne ko naan ñu su président Macky Sall ñëwee ngir saafara ko dana ca fekk Seydou Gueye ci waxtaan yu mu séq ak waa Vox Populi moom Seydou Gueye ministre conseil en communication bu président de la République fii metti jamono ji ci réew mi fépp la laal tàmbalee ko ci giita ngas gi am ci diggante responsable APR yi ba ci ñiy findu ne dañuy doxum ñaxtu wutali palais ba lépp monsieur comme bu palais ba wax na ci keneen ku xëy di ci wax moo di Momar Diong yëral xët mu njëkk Sud Quotidien du dara lu fa analyste politique bi bàyyi mu di mal gouvernance gi ñuy wax ci réew mi di conflit d'intérêt bi am ci réew mi ba ci biccoog mbaaloo gi gars yi APR yi nekkee ña ne woon ca diine da gàlla bu Guédiawaye football club bi woon keroog samedi gis nañu fa lu leen jommal waa Grand Place nañu face to face jàmmaarloo bu mitti moo amoon ci diggante maire bu Guédiawaye rakki président di Aliou Sall ak journaliste bii di Ahmed Aïdara Aliou Sall la ñu parrainé woon xew-xew ba Ahmed Aïdara ñëw ko délégation di nuyu autorité yi bi mu yegsee ci Aliou Sall bëgg ko jox loxo gaa yi àndoon ak Ahmed Aïdara ñoo téyeb loxom ne ko doo ko nuyu kii sàcc la baatub fay ñu suñu 400 000 tàmbalee jollu ci salle bi jàmmu jeex saaganteye takkarnaase mbuusi ndox yi naaw kurpaña tàkk ndajama tàmbalee jaxasoo ba journaliste bi Ahmed Aïdara daa mujj génn salle bi dem ñibbi moo ko gàngooram waa Grand Place nañu dégg nañu Aliou Sall ginnaaw bi mu naan journaliste yi li ma leen di ñaan moo di lu ñaaw li fi xew lii ngeen gis bu leen ko bind nayam fii Les Échos nañu suñu 400 000 moo yàq soirée de gala bi waa Guédiawaye football club doon def keroog samedi ñooñu Aliou Sall yeeg ñooñu Ahmed Aïdara yi ñoo fa doon jàppante lu rëy combat bu rëy sunu lamb nee nañu moom la ñu nar a taxawal tey jii ci altine ji ubbil yéenekaay bi combat Ama Baldé Modou Lo Luc Nicolaï moo koy tëgg tey jii ci la ko war a finaliser yéenekaay bi nañu 150 millions la ñu fay Modou Lo Ama Baldé ñu fay ko 90 millions. jërëjëf sant leen gërëm leen yéen itam ci àndandoo bi kóolute bi ci programme télévision Futurs Médias day wéy yeneen i xibaar 19h30 incha allah lay doon ñu yendoo ak jàmm.